rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision Al Wataniya jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu 152e numéro téeméer ak juróom fukk ak ñaareelu numéro comme ni mu leen ko waxee semaine bële passé ñu invité fi nag tey jii beneen kàngam ci réewu Mauritania di doon koo xam ni am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën waxtaane ak moom mais comme ni ñu koy defee saa su nekk rek du ñuy ànd ak sunu réalisateur du jour nga xam ni moom mooy Oumar Diop le Foutanké comme ni mu leen koy présenté à chaque fois mu jox nu sunu portrait bi nga xam ne duñ si ànd ak sunu naatango Oulimata Sall mu wax nu kan moom mooy invité xeltu ci téeméer ak juróom fukk ak ñaareelu numéro ñu dem dellu soit ci plateau bi. Moussa Keita ñu gën ko xam ci Combe mooy ganu xeltu ci téeméer ak juróom fukk ak ñaareelu numéro Moussa Keita mi ngi juddoo ca Rosso ci atub junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu daal di tàmbale jàng ci école yu tuut tànk yi fële ca Ndar gannaaw gi la dellu ci fii ci réew mi jàngee fi école diggu doomu yi ca Rosso amee fa brevetam amee fa bagam Moussa Keita mi ngi am maîtrise am ci philosophie fii ci université bu Nouakchott daal di amee doctorat am fële ca Ndar ci université bu Gaston Berger moom Moussa Keita nekk na ab jàngalekat ak ab gëstukat fii ci université bu Nouakchott ci atub 2004 jàpp atub 2000 ak fukk ak juróom-ñaar atu 2000 ak fukk ak juróom-ñett mu nekk ab consultant ci banque mondiale moom Moussa Keita am na liggéey goo xamante ni seq naka ak ay doomaanu réew Suisse liggéey boobu nag ñu dippeek CSRS moom Moussa Keita am na liggéey bu mu seq ak ay doomaanu réew Afrique liggéey boobu nag ñu jëmale ko ci xeex lépp loo xamante ni jëm na ci yenn ñaawteef yu ñuy faral di teg jigéen ñi Moussa Keita am na gëstu gu am solo goo xamante ni gëstu na ko mu doon gëstu gu yaatu gu mu gëstu ci yenn jàngoro yi nga xamante ni ju ci mel ne paludisme wala sida wala tuberculose ñu koy wax sëqat su bon si Moussa Keita am na liggéey gu am solo goo xamante ni liggéey na ko ci ay jamono ci yenn suuf yi nga xamante ne nangu woon nañu ko fii ci réew mi mu liggéey si liggéey bu ràññeeku kii mooy ki nga xamante ni moom mooy ganu xeltu di Moussa Keita. Alors docteur Keita Moussa ñoo ngi lay nuyu di la ziar def naa ni no comment la sa portrait def naa ni sunu naatango Oulimata Sall wax nañu yow yaay kan alors du ñu bàyyi lu dul ñu bàyyi la nga nu yokk sunu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ni seetaan ñu soog am di sóobu nag ci laaj yi ak tontu yi. sëñ Babacar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la jox sa wàccuwaay di la gërëm ci waxtaan bi ma woo tey fii ci plateau bi ñuy woy xeltu muy plateau bi nga xam ni bu ma yàgg seetaan la maanaam ay kàngam yu mag jaar nañ fi man nag jot nga wax ni kàngam la waaye man taalibe dong laa du ma kàngam ndax kàngam mooy ki nga xam ne kii maanaam jot na def dara te man defuguma dara xanaa nag di nuyu bépp téléspectateur ba nga xam ne mi ngi fii di ñu déglu wala di ñu seetaan maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di ko wax ni tey la fii la te fii lay xewee
voilà tey la fii la te fii lay xewee defe naa ni bambara boo xam ni moom mooy léebu doomu waalo ci wolof dafa may xaw a jaaxal waaye nag du ma bett parce que ndar nga ku xam Moussa Keita xam ko aussi tamit que ci jaar-jaaram alors docteur Keita sama laaj bu njëkk sax balaa ñuy sóobu ci li nga xam ni moom mooy waxtaan wi nga xam ni tey jii doomu Rosso yëpp ñoo ngi koy toog di ko xaar également aussi Mauritanie yëpp di ko xaar parce que bi ñu waxee ci réseaux sociaux yi que ni docteur Keita Moussa la ñu invité bare na ay réaction mais dama bëggoon ñu dellu si tuuti ci Thiombe lan moo waral Thiombe ba docteur Moussa Keita bi di réer des fois Thiombe bi ban événement moo jot ak lan moo xew ba ñu tuddee la ko. waaw maanaam ba ma nekkee ab gone dafa mel na ci dégg nag si dégg-dégg rek laa am ndax sama ab gone fekkewu ma ko gars yi nañ doon wax ni dama léejoon lool at yi ma juddoo nag mu tasanteeg fële ci Congo Zaïre mu am benn xëccoo diggante ñu Moïse Thiombe ak je me rappelle Patrice Lumumba peut-être Moïse Thiombe nag soo ko seetee dafa mel ni traître la moo fexe ba ñu rey Patrice Lumumba boobu comme jamono Moïse Thiombe la woon comme ni jamono Kadhafi amee woon ak jamono Maawiya nu mu amee woon xale yi si juddoon yépp ñi ñu ngi tuddoon Maawiya ñi ñu tuddoon Kadhafi ñi tudd leneen ci noonu rek samay xarit papa comme dama léejoon te ma tudd aussi Moussa ñu koy déppee Moïse moom mi ngi tuddoon Moïse Thiombe ñu tuddee ma Thiombe bi nag gën a fës gën a lang mais yaakaar naa ni moom traître bi mu nekkoon turandoo moom du traître yaakaar naa ko. waaw loolu nag xëy na bu ci kanamee daañu ci xam dara en tout cas ba fii du traître waaye kenn xamul jamono nag day dox. voilà mun na am fii ak jamono soppeeku dafa gaaw ci nit. dafa gaaw voilà très bien docteur Keita ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom mooy maanaam mbir mi parce que docteur Moussa Keita kenn xamu ko ci politique ñu xëy suba gis benn doomu Rosso bu ñuy wax Thiombe ñu gën ko xam ci docteur Moussa Keita mu soobu ci wàllum politique d'abord bi loolu amee d'ailleurs am na jaaxle bu mu xam ne teg na ko doomu Rosso yu bëri parce que ñu bëri nu waxoon ni kii dafay caaxaan rek parce que xamuñu woon ci langum politique alors occasion bi la dugal ci politique lan moo la animé ba nga dugg ci politique bi. Très bien xam nga ni nga ko waxee rek lu yëngu li ko yëngal ko ëpp doole te doole jën ndox dama toll fi nga xam ni maa ngi ci benn dëkk bu tudd Rosso dëkk boobu nga xam ne mi ngi nekk ci biir pax boobu tubaab bi tuddee que la digue de Zanichelli on est dans une cuvette bi ñuy wax pax boobu dafa mel na jàngoro yëpp ñu ngi tase ci biir pax boobu man nag su ma jëlul sama loxo def ci biir ndab li day mel na ni am na li nga xam ni tubaab bi tuddee j'ai failli à ma mission loolu lay daal di mel ma ni léegi dafa jot lu jot rek yomb du ma ni dama tëb rek dugg ci politique ndax man teel naa dugg ci politique waaye fës musuma fës ren laa fës parce que xëy na yéen ren la ko yàlla tuddoon bi may njëkk a dugg ci politique ñii ñoo ma dugal ci politique ma commencé déjà di leen delloo njukkal góor gi Aline Diop nga xam ne ñëpp xam nañ ko macha allah borom xam-xam la ak Ahmed Tayvour voilà ñii ñoo nekkoon temps boobu nag ñuy waxoon UPR ñii ñoo nekkoon UPR Rosso ma topp leen ànd ak sama papa aussi mu doon seen militant en tant que jeune à l'époque donc ma topp leen di militer de manière très naturelle fekk aw ma yenn idée xaw ma sax luy politique mu dem ba nga xam ni commencé naa di tette sama bopp am âge majeur di réfléchir mu am sama benn papa benn naatango nekkoon dëkk ba ñuy wax góor gi Deyna Sow mu politique ba ma commencé nekk à l'opposition nekk à l'UDP nag mais en fait du officiellement laa nekk UDP maanaam dama àndoon sama benn xarit ñuy politique di ko delloo njukkal aussi ñu ko ñuy wax Sidi Abdoulaye Berou UDP bu Moknas. oui bu Moknas. mais kooku du opposition. monsieur kooku soo ko xoolee mbir mi du opposition. am na sax ñuy wax ni na topp ñuy wax am na sax ñuy wax ni yow nekkoo ci opposition te nekkoo ci parti au pouvoir kenn xamul foo nekk nit ñi ñoo moom seen làmmiñ lu leen neex la ñuy wax. mais kooku du. maa ngi ñëw kooku du nit ñi parce que UDP ñëpp xam na ni du opposition. dëgg la kooku moom parti la mais parti boo xam ni kenn mun ko surtout des majoritaires. parce que ñëpp xam nañu digganteem ak le parti au pouvoir. dama ni la dëgg la
li yëngu li ko yëngal ak ëpp doole dama bëgg boo ma mayee rek bu ñu dégloontee rek daañu toj yax bi incha allah d'accord naa mais nag il faut que aussi tamit ñu teg ko ci yoon waaw dama ni UDP du parti majoritaire la mais à l'époque ñun ba ñuy di militer UDP amuñu woon parti opposition ba ñu jëm ci UDP rek la ñu mënoon dugg sukkandiku pour mën xeex li ñuy xeex dugg nañu xeex nañu la ñuy xeex te ba mu jotee ñu war a rallier ñu ngi rallier opposition ñun à l'époque ñoo doon 3e boobu année il y avait APP moo demoon 2e tour ak UPR. mais Moussa Keïta kenn gisu ko woon. déedéet. Je travaillais peut-être dans les coulisses mais waa Rosso gisoon nañu parce que j'étais quand même adjoint directeur de campagne donc j'ai beaucoup milité on avait un pourcentage qui permettait d'aider un parti pour qu'il puisse se positionner à l'époque mais on avait donné à APP nos voix et à la veille comme tu l'as dit à la veille soo xoolee bi may signé sama mort politique à l'époque loolu moo taxoon à la veille on avait déjà donné nos voix à l'APP ils nous ont délégué toute la présidence de la Mauritanie à Rosso et à l'époque notre leader est tombé malade la même nuit après le lendemain il y a eu en tout cas des grabuges à l'intérieur on m'a juste appelé pour me dire que toi tu dois représenter à l'époque le PRDS à tel moment non moi je me vois pas dans cette mouvance c'est bon j'ai signé ma mort politique à cette époque nga taxaw foofu waaw ma taxaw foofu laa taxaw nag ni ko mbëri di waxee ma samp sama baaram taxaw di xool voilà si nga lancé wu ci après moment boobu yëpp nga toog taxaw di seetlu ba en 2018 nga soobu ci parti bu ñuy wax AFCD mu doon parti boo xam ni parti la boo xam ni kenn xamu ko maanaam ci langum politique bi waaye dafa am loo xam ne junj nga ko léegi wax ko mooy dafa am ñu la yar ci wàllum politique mais bu ñu gisee Moussa Keïta doomu Rosso yi duñu wax ni duñ ko parachuté ça veut dire que dañ la parachuté à Rosso te ñun la tax ñu parachuté la à Rosso moo tax sax xëy na soo ñàkkee 2e tour bi xëy na lu ñàkk ni loolu moo la ko ñàkkaloo wala bokk xëy na comme ni ngeen koy waxee yéen politique yi su ngeen ñàkkee ngeen di duñ leen sax da ngeen duñu wax ni mbiru mbokk la maanaam ki nga xam ni moom parti politique bi sa goro la mu jël la parachuté la est-ce que doo jox dëgg ñi nga xam ne ñoo koy wax ci au niveau de Rosso et bi nga duggee ci AFCD est-ce que gëmoon nga ni fi nga egg si tey jii dem 2e tour ba ànd di xëccoo ak parti au pouvoir gëmoon nga ko wala mbetteel la ci yow jërëjëf Serigne Babacar soo xoolee tontu bi dinaa la ko tontu bu yomb ndax bi may dugg AFCD xalaatuma woon sax danaa mës a am aspiration pour nekk maire ba may dugg AFCD 2013 la woon boobu temps kenn xalaatul lii dina am moi je suis un membre signataire de l'AFCD dama ci bokk maanaam kenn boolewuma ci dama cee bokk. du mbiru goro du mbiru famille. xam nga soo ne du mbiru goro ndax tey ji mën naa am boutique wala ma am entreprise ma dugal la ci mën naa ni mbiru xarit la wala mbiru mbokk la yow man ak yow gëj nañu sa Adama ak Awa mais su ma bàyyee tey Mouhamed jël la yow kenn du wax ni je suis raciste jël naa Babacar naam bàyyi Mouhamed c'est juste comment on appelle un fait adventiste c'est un concours de circonstances c'est tout su ne mbiru goro la téye ko foofu mbiru goro la waaye su ma yoroon ku yoroon goro bi ma yor man nii ku yoroon goro bu mu lay goro bi ma yor su la digalee nga bàyyi su la digalee nga def su la teree nga bàyyi dégg nga wax ci kon goro bi ngay yor ku mat goro la bu dee rek du ma géwalam waaye ki nga xam ne ki macha allah c'est un intellectuel organique xam na fu muy samp baaraamam dana déglu mag dana déglu xale su la waxee lii am na 90% da ngay fekk am na ndax yàlla may na ko boobu xam-xam kooku su ma ko waree topp sax topp ma ko ndax sama goro la dama ko topp par am na xam-xam waaye mais docteur Keïta est-ce que profil lu Moussa Keïta kese yi moo valable loon tey jii pour AFCD am beneen candidat boo xam ne du bokk ci même loge famille parce que à Rosso tamit que bari na ay kàngam bari na ay intellectuel da nga wax léegi sa dooree wax ni da nga door doo kàngam defagoo dara est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne tey jii ñoo la gënoon taxaw si seen profil si seen taxawaay ci au niveau de Rosso pour ñu jël leen teg leen foofu waaw soo ma joxee exemple rek danaa ko nangu waaye man yaakaaruma ci Rosso
yaakaaruma de laa wax man ci Rosso amul ku nga xam ni sax fees na sama bët gisuma ko amul ci monde bi sax ku nga xam ni fees na sama bët man tey ba ma tegaloon Donald Trump nga ni ma naa ko sóor ma yeenu ko teg ci suuf amul lu may ragal man doomu gaynde la grand ragaluma dara man ma wax la ko man donc gisuma ki nga xam ne ki kooku mooy benn ñaareel ma ci parti bi dañu am ay article ci parti bi nga xam ni les membres fondateurs du parti fépp fu ñu yëkkati seen loxo ñu bàyyi leen ñu dem te man ci membre fondateur yi la bokkoon te amul woon dans le parti keneen ki nga xam ne ki mënoon na taxaw diirante am naan mbagg pour wut mairie Rosso wala wut députation Rosso wala leneen amul waxuma ko nag. yow kese la woon. man kese la woon kon xëy na maa fi sës ni ko wolof Njaay di waxee yeggaleel. yow kese la woon wala da nga fa sës. bu la neexee nga ni man kese la woon bu la neexee nga ni dem fa sës waaye naa la wax lenn dama ni la gisuma ko fees sama bët te yaakaaruma woon ni année bii de laa la wax amoon na beneen candidat ba nga xam ni AFCD mënoon na ko am envoyé Rosso ba mu yegg fii mu yegg tey donte as néew li ma am li doomu Rosso ñoo ma ko jox samay entourage yu nekk ci biir parti ñoo ma ko jox te danaa ci ñëw. alors 21 candidats ñoo amoon Rosso nga bokk ci 21 candidats yooyu nekk novice ci wàllu politique parce que su ma waxee novice ci wàllu politique même su fekkee ni 5 ans auparavant yaa ngi woon ci biir parti bi avant loolu am na ay kàngam ci wàllu politique comme Ahmed Tayfour comme le père Deyna Sow encadré nañ la def ci yow li nu war def ci yow yëpp gis nañu ni politique bi ràññewoo ci woon nga ñëw ci ñaar fukk ak benn candidat ñu gis la nga dem deuxième tour alors deuxième tour boobu bari na ay coow sax wala sax balaa premier tour balaa deuxième tour premier tour bi Moussa Keita dégg nañ ko dégg entourage am ñu wax ni waaw parti au pouvoir dañu doon jënd conscience su nit ñi dañ doon joxe ay ceeb dañ doon joxe ay dëwlin dañ doon def li dañ doon def la alors et Moussa Keita yow politique bi nga xam ne tey jii parti au pouvoir UPR def nañu ko tey jii di jënd maanaam achat conscience comme ni ngeen ko waxee est-ce que yow defoo ko parce que am na ay gox-goxaan yoo xam ne tamit que nenu am nga foo jaar ak ñoom. jërëjëf sëñ Babacar nit ku nekk sa teraanga ngay demee pour man di defal nit dara sax di ko wax pour man toroxal nit la toroxal doomu aadama la man de mënuma la wax ni am na fu ma jaar ak yenn village yi déedéet su fekkee am na fu ma jaar ak ñoom it xëy na c'est très symbolique. xaw ma symbolique nu ñu koy waxee ci wolof li nga xam ne lu amul solo la su ma demee ba nga xam ne damay jënd conscience yaakaar naa war naa commencer jënd conscience sama famille ñoo gën a néew ci ñi ma am ci doole barewuñu de waaye man teel naa sax jënd seen conscience balaa may jënd conscience keneen kon pour man nit ki soo jëndee conscience am sax moom la neex man du ma nangu ngay wax ni waa Rosso du ñu jënd seen conscience du ma ko nangu pour man ñoom la neex ñi ni jënd seen conscience ñoom la neex. parce que soo ko waxee noonu dafa am ñi nga xam ni jéem nañu jënd seen conscience mais xëy na nanguwuñu lekk nañu jël nañu te voté wuñu man li ma am ci Rosso dafa bare grand dafa bare lool li ma am ci Rosso dafa bare. lu tax mu bare lu tax mu fees sa bët. lu tax mu fees sama bët comme ni nga ko waxee je suis novice maanaam soo xoolee dafa mel ne dañ may tette ci politique sama xam-xam màccul jëm ci politique donte jàng naa ko université lu bare parce que jàng naa ñeenti at morale politique. waaye mosuma taxaw di exercer en tant que acteur politique wala homme politique wala politicien mbaat nii laa ci duggee ren te ba may dugg ci di commencer di def samay campagne classé woon naa sama bopp ci 5e wala ci 6e par rapport aux 21 partis yi ma gisoon sama kanam mais plus muy dox plus may jàng donc ba yàlla may ma dem deuxième tour xëy na soo xoolee 90% suñu njëriñ ñun ñëpp ñu ngi ci waaye. am na loo xam ni chance mi ngi ci yàlla ku nekk mënoon na jàll. mais docteur est-ce que doo dellu si samay kàddu parce que Moussa Keita deuxième tour yi da nga am loo xam ne def nga ko Rosso yëpp taxaw di yuuxu di coow di wax ni waaw Moussa Keita docteur Thiombe ceci cela alors ñu dem deuxième tour sa ay proches ñoo doon wax ni dañu doon jënd conscience su nit ñi est-ce que yow en tant que candidat nga am ci ay preuves yu la leer est-ce que tey jii mënoo ko nangu wax que tey jii devant tout le peuple mauritanien devant les Rossois yi nga xam ne tey jii ñoo nekkoon ak yow kaay ma laaj la yow da nga ma bëgg a xam est-ce que man
dama jënd conscience nit ñi wala dafa am yeneen parti yu jënd non conscience le parti au pouvoir muy UPR bi nga xam ne ñoo doon xëccoo ak yow waaw sa ay jogewaale duñu wax nii dañ doon jënd ñi wàcce nañ fa ay xam nga tori ceeb wàcce nañ fa ay bërigo dëwlin wàcce nañ fa ay xaalis alors loolu laa bëgg nga wax ko yow en tant que tête de liste tey mu leer voilà xam nga man dafa am loo xam ni su ma si dellu day mel na maanaam nit ñi dañuy nelaw moo tax nga ciy dellu wala ku nekk kenn réeruwul mbir ni dégg naa 400 tonnes ceeb la gars yi indi Rosso ba ñu sentir ni on les a menacés. dañ ko dégg. dégg laa ci am 400 tonnes yi des na ma leer. mais gisoo ko. maa ngi ñëw non xam nga pour wax gis naa 400 tonnes yi day fekk am naa instrument de mesure wala gis naa 400 tonnes yi sama bët mais gis naa ay camions yu garé ñuy distribuer ceeb ak diwlin maa ngi amee ay vidéo ga gis naa leneen lu gën a garaaw loolu achat conscience kay bokkul ñun ñu am suñu parti ñu jël suñu ay citerne di manque ndox mi 5e ñu tere ñu ko ñu dem UPR indi ay même citerne 4 citernes ci sama ay dégg naa ñu ngi ko luyee 500 000 par jour dégg laa ci am 4 citernes indi ko Rosso di manque ba pare drapeau UPR di ci flotté te kenn waxu leen dara ma taxaw di kaas di wax ñu photo ma ak ñoom donc dañuy wax rek mais li fi am li dafa ëpp xam-xamu nit sax parce que encore kenn du wax parce que lii ku nekk gis na ko. mais docteur est-ce que Rosso yi seen wàllu bopp gëm-gëm bi nu amoon parce que bi ñuy fal l'ancien maire Sidi Diarra le maire sortant Sidi Diarra Rosso yi du ñu taxawoon bi ñu demee tamit que ci élection yooyu gaa ñi bëgg ëldëb élection yi Rosso yi du ñu jóg ni lii jaral nañ seen bakkan du fi am mais du ñu gis nii dafa mel na dafa am changement. boo xam ne am na ci Rosso yi est-ce que Rosso yi si seen bopp ñoomee tamit li leen doon wax ci wàllum politique ñu xarañ lañu ñu gëmoon seen bopp lañu ci wàllu politique est-ce que tey jii ñoomee tamit fu mu teg fi nii seen ngor jaayu na ko. xam nga li ma wax rek lay delluwaat li yëngu li ko yëngal ak ëpp doole nit ki lépp lu mu def am na lu tax mu def ko te li tax mu def ko mun na am circonstance moo tax mu def ko. kañ la koy def ak fan la koy def benn borom xam-xam bu mag day wax ni benn français tout benn la nee na quand une personne parle pose-toi la question de savoir qui a parlé l'homme qui parle il parle au nom de qui il est là pourquoi képp ku def am na lu tax nga def ku wax am na lu tax nga wax te ki la wax loo ki lu tax mu wax loola wala yow mi di wax lu tax nga wax dafa am circonstance bu tax nga wax wala nga def man jaaxle naa ba ma yeewoo suba teelu vote bi ma gis sama quartier man sama bopp ñuy jël ay saaku ceeb ak ay saaku diwlin di dugal ci kër samay quartier samay koñ nga xam ni maa ko gis sama bët en plus de d'autres campagnes ay campagne ba nga xam ni c'est une campagne raciste di wax waaw Combe daal nee na du votel Hartani wala nii façon bu nekk dégg naa et puis même qualifié nañ la sax ni la bambara nga Mali nga jóge waaw am na lu ñu ma doon wax ci campagne bi te lu ma ci metti mooy sama kaw appartement laa nekkoon di sol sama yére ma dégg benn waaye ñëw xool mu ne smaat hun waaxid mutarashah hun xisb Guinée wala xisb mu ne abdé maa xisb Guinée xisb Mali maanaam du parti guinéen parti malien la mais loolu yëpp dama koy mettre dans le cadre de la campagne de la politique parce que du ko wax rek mooy li may wax am na lu tax nga wax te sa mbokk mooy sa mbokk waaye kontaan na parce que bu fekkoon ni sa mbokk mooy sa mbokk mu am réplique dëkk bi ñaaw su ma waxoon ne tey man dama jege wala fi ne ma wala fi votel mu indi ay scission xëy na wala mu indi leneen mais kontaan naa ba nga xam ne wala fi dégguñu loolu tukulóor yi dégguñu loolu fu neex waay dem pour man loolu mooy tax réew mi mën développer te man loolu mooy sama xeex tey. alors sa adversaire aujourd'hui il est élu maire de Rosso taxawal nañu li nga xam ni moom mooy seen commune naka semaine bi passée yow nga bokk ci conseil yi. alors tey jii est-ce que l'actuel maire est le profil idéal pour Rosso pour génne Rosso ci jafe-jafe yi nga xam ni Rosso mu ngi koy dund. C'est une question piège parce que soo ma waxee est-ce qu'il est le profil idéal ça veut dire que tu es en train de me demander est-ce que c'est l'homme qu'il faut. voilà parce que des fois nit ki même wax nga ko léegi. que ni doomu gaynde nga. parce que des fois nit ci profilam ak ci xeexam ci jaar-jaaram war nañ ko mën a am yaakaar wala déet. bu dee ni ma ko xamee moom en tant que
sa personnalité ma xam ko moom ba pare xaw ma ko tey xam naa ko maintenant il y a 20 ans bu doon moom kese la ma ni am na profil bi moom kese ak boppam ak ay diplôme ak xam-xamam moom la waaye du moom kese moom dafa nekk derrière un parti te parti bu mu nekk bi ku nekk am na lu muy wutal boppam. maanaam kenn ku nekk da ngay ñëw taxaw pour imposer sa wàll. non imposer sax di grignoter dara intéressé wu leen ci parti bi soo xoolee. fu ñuy lekkee rek moo leen intéressé. jeex na ma jox la exemple ndaw 90% des gens qui étaient avec lui n'étaient pas avec lui sont pas avec lui personne kenn gëmul UPR gars yi gëmuñu UPR xaalis lu ñu. mais est-ce que moom ci wàllu boppam du danger su fekkee ni tey jii dafa jël loolu bàyyi leen ñooñu nga wax ñoo ko wër te kenn àndul ak ñoom intérêt moo leen fa yóbbu est-ce que ñooñu tey jii moom waru ci yee boppam pour mu bañ a dugg ci kàmb gi nga xam ne ay maanaam prédécesseur am dugg nañ ci parce que gis nañu ni Rosso c'est un terrain miné en politique je le dis à chaque fois. Oui. Est-ce que moom waru ci jàng jël seetu bi taxaw xool boppam xam ni danger mi ngi ci kanamam. Je pense que il est déjà averti. Je pense qu'il est majeur vacciné. Je pense que aussi nous on n'est pas prêt à le laisser seul travailler. Nous on est là en tant que conseiller. Ce n'est pas pour faire ce que eux ils ont fait avec Sidi Diarra, boycotter la mairie. On ne le fera pas. Nous allons notre intérêt c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt régional, l'intérêt national. est-ce que leen ubbiwul buntu bi pour ngeen liggéey parce que mën nañ leen tëjal buntu bi. tëj waaw jox ma exemple. tey jii parce que Sidi Diarra gis nañ ko ni mu doon doxee ak ni mu doon defee. dem na ba nga xam ni li indi woon commune bi amoon ay problème mooy xeex na ak ñenn ci ay conseillers am. ak ay conseillers ba loolu moo indi woon déchirement ci biir commune bi. alors tey jii mu taxaw ni moom c'est le seul chef. c'est le seul roi c'est lui qui gère la mairie comme ni mu ko bëggee. alors est-ce que loolu tey jii moom Bamba Ould Derman je cite. su fekkee ne tey jii taxaw na ko def na ko est-ce que du doon loo xam ne aussi tamit que dana yomb ci yéen. déet du yomb si ñun waaye du yomb ci moom it xam nga lu tax parce que man personnellement xeexal Rosso moo ma tax a jóg su fekkee fëgg nañu bunt bi Bamba bañ na ko ubbi ñun daañu ko fëggaat ka buñ ko fëggaat ka mu bañ. ngeen dajji ko ñu dajji bunt ba xeex ak moom ba Rosso yëpp xam ne xeex nañu ak moom lu tax ñu xeex ak moom intérêt Rosso moo tax ñu xeex ak moom te xam naa ni il n'est pas comme ça. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Maintenant. C'est la politique. Hein? C'est la politique. Et l'homme politique aussi change comme caméléon. Du sax loolu ga moomul boppam ci côté boobu. Il est derrière un parti. naa la jox la différence léegi nga xam. Ban différence la. ma wax la ko léegi. man bi ñu ñëw Rosso di defar suñu liste. ma Samba déggul ma Demba déggul. amul benn membre AFCD bu ma woo. ne ma defal ma ci liste bi A wala def ci B wala dara xëy na aussi dañuy nekk parti bu bees xalaatuñu woon lépp amul intérêt bu la neexee nga wax mais amul kenn ku jël téléphone am ni ma A wala B wala C donte sax. j'avais un coordinateur ñoom parti bu pouvoir doon ko def. doon tànn seen ay conseillers. ma ni la bés bu ne nga dégg liste bu bees. defal ma kii ci kaw defal ma kii ci suuf. bés bu ne nga dégg liste bu bees. bés bu ne nga dégg xiiro bi ak ŋaayoo bi. et j'espère que amul ci seen implantation keroog ba leen di sampal. ñun gaa boo bëggee ma wax la dëgg bi ñun suñu implantation ñoom wala ñun suñu implantation. bi ñuy def maanaam mairie bi bu ñu ko joxee. ba nga xam ne ñoo ngi toog di wax premier adjoint au maire deuxième troisième quatrième adjoint au maire et j'espère que ni loolu tamit que amu ci. Même bu amee xëy na c'est interne xaw ma ci dara li ma xamoon daal mooy ñun wutuñu si woon dara am na nag benn ci suñu groupe. que nga xam ne yëkkati woon na loo xam di wut ci adjoint yi kenn jotu ko votel ñun daal donc ñoo ko voteloon donc voilà c'est dommage mais c'est ça. est-ce que dana yomb su fekkee ni tey jii ni nga ko qualifié yow wax nga ko aussi tamit que defe naa ni loolu leer na c'est le parti bi nga xam moo nekk ci gannaawam ñoom ñooy gérer est-ce que du woon tey jii si sa xalaatu bopp su fekkee da ngeen bëgg liggéey Rosso tey jii lépp jaar ci yoon ngeen pàccoo ko kenn ku nekk yëg si boppam même su fekkee ni tey jii ñoom ñoo leen raw ci ay conseillers lu bari. man personnellement su ma doon toog Rosso di ko pàccoo wala di ci liggéey day fekk ma nekk maire damay toog waaye parce que aussi dama am tànk waalo am tànk gànnaar maanaam dama am sama liggéey fii am sama liggéey fii te bu ma xasee ba jóg pour liggéey nag man damay joxe bopp ak genn yépp lay joxe. Docteur Keita Rosso ni mu mel dafa jéggi dayoo gàcce la ci képp koo xam ni doomu Rosso nga képp ku dëkk ci diwaan googu ci maanaam booru dex gi yépp gàcce la ci yow ci Rosso nu mu mel Rosso tilim na
Rosso salte na Rosso bari na yo feebaru deng sax suñu koy wax tey jii mi ngi wër àdduna bi soo koy wax Rosso lay jëkk a jénne doomu Rosso yi defuñu dara ci Rosso et je peux même aller plus loin ci même ñi nga xam ne tey jii ñooy xëccu Rosso di fëgg seen dënn di wax ay doomu Rosso lañu tey jii fu mu toll fi nii Rosso gis nga ni fu mu nekk nii yaa ko wax léegi ni benn kàmb la creux la alors tey jii est-ce que ni Rosso mel du doon loo xam ne da lay tiital man li Rosso Omar Diop balaa ngay sax tontu ci compte question boobu damay bàyyi ak suma réalisateur le Foutanké nga jox ma image boobu moom mu tontu ko ci kaw image bi. bu baax voilà xoolal image yi lii Rosso la xam nga lii gàcce la ci Rosso. en tant que tey ji doomu Rosso yi ngeen toll ak ni ngeen mel jàng ba yey seen kayit amee seen ay fonction ngeen bàyyi Rosso mel nii. waaw. allez-y ci oui. waaw sama sëriñ Babacar kontaan naa ci image bi nga génne ndax dafa mel na kii mooy image. lii soo ko gisee da ngay defoon ne ay ñax la ñax yu verte la. te ndox mu salte la ah. kii ay moisissure la. voilà. te mi ngi jege collège Rosso. voilà fi nga xam ne xale yi fa la ñuy wutee xam-xam collège ak lycée. lii nag mooy Rosso dëgg-dëgg mooy image Rosso dëgg mi ngi nii. soo ko xoolee y a une part de responsabilité. ci doomu Rosso yi. mais la plus grande part de responsabilité bu ñu nëbbante quoi c'est l'État. Il y a des choses qui sont qui appartiennent à l'État, telles que l'assainissement à grande échelle, curer les caniveaux, etc., qui est de l'ordre à peine de 1 milliard d'ouguiya, kooku mairie bi mënu ko génne parce que budget annuel sax matu ko. xëy na boo ko xoolee en 5 ans amul budget wu 1 milliard. donc État bi moo war a jóg defar ka wala mairie bi def ay projets yi nga xam ne des bailleurs de fonds externes vont venir ou des bailleurs de fonds. est-ce que l'État doxawul dox bi l'État deful ni mu def ni tey jii ci Rosso est-ce que du moo tey doxin bi mu doxin tëj lépp pour que fu mu nekk ni mu récupérer na Rosso tey jii est-ce que yaakaar nga ci avec le maire bi nga xam ne c'est le parti au pouvoir la nekk que Rosso daan ko changer daan ko defar parce que Rosso c'est une ville oubliée et totalement oubliée. Très bien maa ngi ñëw jërëjëf Babacar la question est très pertinente parce que soo ko xoolee pour man ci gënoon à l'époque jege le parti au pouvoir ba nga xam ni séjourné na assez longtemps dans la mairie moom mooy le doyen Deyna Sow xeex na ba fa xeex yam mais l'État ne l'a jamais aidé. L'État ne l'a jamais aidé mosuñu defar Rosso depuis ma judd et c'est bizarre que Deyna contrôle État. contrôle État dafa doon xeex laa la wax pour defar Rosso def na ci lu mu mën waaye État bi mosu ko dimbali bu ma nee État bi mosu ko dimbali peut-être que je suis en train d'exagérer xëy na benn. mais ñi doon revendiquer Rosso fan lan la ñu def Rosso. te amoon ñu doon revendiquer Rosso. ñan ñoo doon revendiquer Rosso. Mohsen Hadj. revendiquer nga wax. revendiquer parce que da doon wax ni Rossom la. Rosso moo ko moom te c'était ay jamono loo xam ne l'homme incontournable de Rosso. bon ci sama problème mooy loolu ndax xam nga man politiquement Rosso man bant ba yaa ngi doon wax ni maanaam mosuma fës dama laqatu woon nanga man bant bu gudd lañ ma daan laale man maay ki nga xam ni politiquement mosuma soxla ki nga xam ne ki day yëngatu à Rosso pour ñu koy jox ay poste wala je n'ai jamais été directeur moi je n'ai jamais été ministre je ne veux même pas l'être. Cependant. kenn woowu la si jamono ji ñuy séddale. du ma fenn woon nañ ma. woon nañ ma kaay ñu jox la nga. wallaahi kaay ñu jox la. waaye man xam nga lu may bañ. mais doomu Rosso yu ñu joxe. waaw du kenn koo xam ni tey jii nekk nga jël benn million sax teg ka fa ci Rosso gis nañ fi miiru armeeru Rosso yi nga xam ni man dem naa fa visiter ko. ay mbalit ay toni mbalit ñoo nekk ci gannaaw ci cimetière yi. te fàtte nañu ni foofu lu ñuy tëdd. maa ngi ciy ñëw gis nga soo xoolee tey jii dafa mel na ñooñu ngay wax doomaanu Rosso yi nekk ci biir Rosso ak ñu nekk à l'étranger tey ñoo gën a dëgër ak ña ngay wax ña directeurs yooyu ak ña ngay wax man daal li ma xam ni mooy doomu Rosso yi Rosso tous debout yenn association yi tey ak des gens qui sont à l'étranger ñoo gën a taxaw ci defar jumaa yi ci defar par exemple les cimetières de Diourbel ñoo ci taxaw di ci wax ba nit ñi di cotiser di ko defaraat ñooñu daal laa gën a ci seen ay mbir fës politiciens yi
ils sont plus enclins à prendre 1 million. mais ay bàmmeel yu ñuy teg ay pneu ay tonnu pneu ñu def ko ci ay bàmmeel. kooku système Rosso yi la Rosso yi yéen noonu ngeen di traité ay néew. gis nga wala da ngeen fàttali ni yéen foofu ngeen jëm. gis nga Baye Boy lu nekk moo ni la programme la man sama biir programme amoon naa benn problème de restructuration des cimetières parce que pour man cimetière bu amul couloir. c'est grave c'est très grave et puis ay ordures ménagères. des tonnes. cimetière bu amul couloir pour man problème la maa ngi leen nettali benn anecdote bu ndaw mu ànd ak sama doom ñuy dem di ziyaare ji armeel yi nekk PK7 yi may dox di dox ba si yàgg sama tànk ni pof mais sëñ Babacar sama tànk bu mu ne pof ci biir pax bi pour ma génne déjà problème woon waaye bu ma génnee soo gisee daw yi ma daw yi bul xam boobu la am idée créer ay couloir ci biir cimetière pour man cimetière. nga daw nga defoon ne dafa am lëtee. waaw gaynde la waaye jour boobu nag daw naa grand parce que pour man cimetière dafa war am ay couloir cimetière dafa war am ay mandarga pas mandarga yu fës parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tere yenn yi l'islam day tere yenn yi waaye cimetière dafa war am couloir nga xam da ngay dox ba nga dox ci kaw néew doo xam fi ngay dox. non c'est terrible ce que j'ai vu à Rosso c'est terrible. waaye nag su ma la bëggee tontu mandarga dong la pneu mandarga la. mën nga teg jaaro mën nga teg lam mën nga teg chemise. mais bàmmeel kay wax dëgg yàlla defar ko ba mu jekk clôturer may sutura. waaw sutura defal leen sutura. clôturer ko xam ni ñoom tamit daan leen yóbbu foofu te ku doon sa sago. soo dee say mbokk ñëw dugg aisément defar sa bàmmeel ñaanal la. dëgg la bàmmeel Rosso yi même ay xaj dañ fay dugg. mais tu vois n'importe quoi. da nga fay gis ay paxu jaan ak ay paxu janax ak ay paxu kañaak yu kenn xamul ngay gis ci biir bàmmeel Rosso et je pense bien que en tant que conseiller municipal. defe naa ni même su fekkee ni tey jii falu woo yaa ngi ci biir conseiller bi yaakaar naa daa taxaw loolu tamit que défendre ko jusqu'à la dernière énergie te muy dëgg gis nga sëñ Babacar bëgguma guddal jël parce que kii jàllagul dex kii mënul tooñ kii feey yaakaar naa ni monsieur le maire Bambo Dramane il est assez intelligent assez fort pour avoir des stratégies pour relever ce défi mais comme ni mu la ko waxee ñun duñu taxaw pour xeex mais pas pour xeex mairie non dañu taxaw pour que Rosso fii ak 5 ans ñu xam ni au moins le parti au pouvoir xëy na changé na ko wala du caagan ni ñun suñu loxo dugg na ci ba changement mën a am donc même su fekkee bëgguñu changer nous on va les obliger. voilà docteur dafa am benn question aussi tamit boo xam ne daf ma ñor loolu buggal ma loolu. maa ngi lay déglu mooy. au niveau de Rosso tey jii mairie bi toog na mais man dama lire benn article bërki démb boo xam ni article bu ma xaw a jaaxal la parce que man ci sama njàngat ak ci sama xalaat bu ndaw parce que xam naa ne aw ma xam-xam waaye am naa xalaat bu ndaw gis naa ni amul benn nguur commençant par un président de la République boo xam dana jóge ci réew dem moromam remplacer ko te du am ay dette du bàyyi dette ci biir gouvernement ci président de la République ñëw ci mairie yi ñëpp xam nañu mairie yi nekk ci Afrique yëpp complication ak difficulté la ñuy dundee parce que ay bor kese la ñuy dundee sulli bukki suul bukki alors ma dégg benn article bu suma benn naatangoo bind bon Asidi la bind def ci benn commentaire bu doy waar ci ki nga xam ne mooy le maire sortant Sidi Diarra ni Sidi Diarra jox na mairie bi ci ay loxo yu set wecc ki nga xam ni moom mooy Bamba Ulderman maanaam benn bor foofu sax attaqué na fa Faasa parce que Faasa gis nañu ni Faasa lu ko mënti bañ ak lu ko mënti wax doomu Rosso yi xam na ni Faasa lu néew lu mas a réalisé wu à Rosso Faasa moo ko fa def. alors tey jii ñu taxaw ni Sidi Diarra joxe na mairie bi ci loxo yu set wecc amul benn bor bu ko topp. alors tey jii conseiller nga est-ce que loolu yow mën nga ko firndeel mën nga ko dëggal en tout cas man sama wàllu bopp dañ ma jaaxal. bien vrai que nag weddiwuma ko mais dañ ma jaaxal loolu. sëñ Babacar dafa mel ne dag ma dëgg ci tànk wala nga màtt ma ci làmmiñ ndax dafa mel na ni yaa ngi toog maa ngi toog sama xel dem ci Bamba laaj yi ma ko nar a njëkk laaj bu fekkee ni moom mi ngi may déglu mooy est-ce que ñun. am na lu ñu ameel waa Rosso est-ce que nguur bi jot a jàll nguuru Sidi Diarra am na lu ñu ameel waa Rosso wala ay dettes yu ñu war a fay ndax buñ ko fi bàyyee waa Rosso lañ ko ameel
ndax foog ñu fay yooyu bor. waaw parce que maire bi ñëw bi war na lijjanti loolu. mais journaliste moo ko bind. maa ngi ñëw le rôle du conseiller c'est quoi? On a des divers, on peut soulever ces questions ou bien on fait passer une lettre écrite pour dire qu'à la prochaine session on veut que le maire nous parle de la situation financière et économique de la situation de la mairie et il est tenu de le faire logiquement. Donc on doit avoir des éclaircissements, des renseignements sur. mais li ma la wax nii article bi lire nga ko. lire naa ko maa ngi ñëw ci loolu xam nga yéen way taskatu xibaar yi. ak i taskatu xibaaram. dafa bare ay façon am na ñi nga xam ne seen làmmiñ làmmiñu laalo mbéb la ñi nga xam ni seen làmmiñ dañ ko suukar rek lem xam nga le plus grave dans le monde lu gën a grave mooy way taskatu xabaar bu nga xam dañ koy jënd gis nga l'intellectuel organique c'est le plus dangereux parce que lui il prostitue sa plume au profit d'une cause day jaay ngoreelam ngeen baal ma ci wax ci de maanaam day cagatu ngir xalimaam di ko jaay au profit d'une cause ku ñu jox téeméer junne wala ñaar téeméer junne rek nga wax lu la neex nga wax lu la neex loolu nag foog ñu bàyyi ci xel du ma ni article bi jaar na yoon wala jaarul yoon waaye man dana ma jaaxal lu xam nga lu tax mu may jaaxal avec tout le respect que je dois à tous les maires sortants depuis Yarahmou Samba Sow yi musuloon am Deyna Sow kenn mënul wax sax ni Sidi Diarra tey deful dara kenn mënu ko wax mais suñu xoolee le procès de jeunesse mbir mi nu mu tegoo A ba Z dafa mel ne juróomi at yi passé sérieusement dafa mel na de laa la wax juróomi at yi passé gisuñu ci dara dafa mel ne dëkk bi dafa gën a dellu gannaaw te Wolof Njaay dafa am lu mu wax Wolof Njaay nee na ku dugal sa bopp ci xetax mbaam yey la loolu leer la moom te muy dëgg. voilà beneen poñ boo xam ni daf ma intéressé balaa ñuy ñëw ci nit xeltu doxee parce que am na ay éléments surprise yoo xam ne daan la ko jox mooy tey am na ay renseignements yoo xam ne jot naa ko ci loo xam ne aussi tamit indi na coow au niveau de Rosso muy 40 millions yoo xam ni facture la wala yu nu war a signer yoo xam ni war nañ ko signer ñu demandé que maire sortant bi ci boppam moo koy réclamer parce que nee na bor la loo xam ni war nañ ko jël signer que le maire actuel a refusé de signer ça alors exactement est-ce que nouvelle boobu tamit jot nga ko wala jotoo nga ko. nouvelle boobu maa ngi ko jotee ci benn taxi au niveau de Rosso jotaat ko ci beneen taxi au niveau de Nouakchott xam nga man macha allah dama bëgg taxi ndax ci biir lay jàngee lu bari. En tant que sociologue j'aime trop faire des études de rue. beneen bi nga jëlee ko ci làmmiñu Babacar Naam. waaw beneen bi ma jëlee ko sa làmmiñu Babacar Naam te lu ñett wax rek am na lu ci nekk dëgg des fois nag fukk wax fekk dara lu ci dëgg waaye lii rumandaat lii raam généralement sa ñàkk ba la jëm. dégg naa wax ji ba ma njëkkee dégg wax ji dama posé question bi suñu bëri ëtt ñun duñu am benn ëtt bu tudd cadre de concertation de l'AFC des Rosso. Effectivement la nouvelle circule mais jotuma ci waxtaan ak monsieur le maire ni l'ancien maire sortant pour xam est-ce que réellement mais loo xam ni war na ma nekk la parce que soo xoolee mbir mi nu mu tego man nga baal ma Babacar Rosso dama gisul dara xam nga baal ma autant de Fassa wala autant de Deyna Sow amoon na fi moi si Karamayel daan naa gis ñun équipe basket ñuy dem ñu ñu jox ay maillot wala ay mais dafa mel na at yi passé dafa mel na dañ ma liggéey sax kon mooy le maire sortant dafa échoué. Il faut avoir le courage de le dire. Je préfère que en tant que journaliste nga jël micro bi tendroon que waa Rosso ñu wax man dañuy wax ni waruma wax bu bare ndax. non mais yow da nga nekk tu n'es pas n'importe qui à Rosso. parce que candidat nga dem au deuxième tour nekk conseiller ci tey jii ci commune boobu. alors tey jii amul kenn ku la gën a mën a placer tey jii nga tontu loolu donc le maire sortant a échoué. yow Babacar. parce que imagine ñu jénnee Rosso léegi. soo ko gisee loolu laal bëgg nga wax da nga ma màtt ci la lu tax ma lay tuddal le mot échoué pour moi échoué c'est pas le bon terme yow yaa ngi génne image yi léegi gis nga image yi nu mu mel léegi kii kay kenn du ko wax échec c'est pas un échec dama ni la le maire de Rosso il nous a voué au suicide non on a peur d'aller ailleurs et dire qu'on est Rossois
da ngay dem fenn nga naa Théodore Rosso mais cette ville là loolu ngay dégg mais cette ville là ay boobu dëkk pourquoi ñu yegg fii. te su tabaski jotee ñëpp taal seen oto def seen gasoil buub seen famille yóbbu fa. waaw ci kër yu xat ci tilimaay. ci lu la neex. su dee amee ñu jël la lem la yóbbu la suul la foofu. lu la neex loolu gars du problème du loolu mooy problème bi du loolu mooy problème bi xam nga luy problème bi puukare fu mu am mun nañu génne 1 million teg fu puukare am mun nañu génne 1 million teg foog nga xam ne dañ fay fës di fa feeñ exemple yaa ngi fi du ñu jeex. mais suñu war a def yàlla tax duñ ko def. moi je ne comprends pas comment un maire peut sortir 1 million donner ça à un sabar ou bien n'importe quoi alors que il y a des poubelles devant la mairie ou bien je ne sais même pas. Et devant les mosquées. Et devant les mosquées gars n'en parlons pas à Rosso charge suuf mi ngi jar 16 000 ouguiya à Rosso ben boo bëggee dugg. def nañ ko fii bi le président de la République di ñëw à Rosso gaa ñi bëgg jaxase xelu nit ñi période taw la mais yàlla suy weer nit moom da koy weer gaa ñi jël ay ban la ñu jël sotti ko ci tëli Jurbel boobu ba mu yàqu far yàlla def nattu leen fa le président de la République Mohamed Abdel Aziz war a jaar far yàlla def mu taw ci ban Rosso sax ruy lañ ko tuddee ruy. wallahi Rosso sooy ruy lañ ko tuddee woon sama papa tuddee woon ko daxin bopp mag la. xel bi des fois day rëcc waaye wax na keroog mu ne gis ngeen daxin mbëpp bi effectivement bi président wul Abdel Aziz bu muy jaar suñu buntu kër la jaar maa ngi taxaw di déglu je me rappelle 17 ans du moins grand Ahmed Tall Diagne seen naa ko côté yooyu di ko yónnee njukkal au passage kontaan naa Ahmed Abdel Aziz bu mu jaaree parce que il a vu que réellement ça n'allait pas que nit ñi et malheureusement ça allait être plus grave parce que dafa fekk ñu defar yoon yi ba pare yàlla envoyé waat leen li nga xam ne loolu la envoyé woon Firawna donc tu vois le problème gis nga dama bëgg xëy na le président Abdoul Aziz mi ngi ñuy déglu bu baax a baax. voilà docteur Keita du ñuy dem ci concept xeltu nu muy demee ñu ànd ak sunu réalisateur monsieur Oumar Diop le Foutanké sunu première question directe parce que ay question la yoo xam ni day jógee ci biti ñoom ñu laaj la ko nga tontu leen sans commentaire la alors ñu dem ànd ak le Foutanké Oumar Diop mu jox nu sunu première question directe. doomu Rosso dem ak ñoom deuxième tour yàlla def mu génn am ay conseil léegi bon man doon laajte moom damay xalaat tam wala lan ma taxawaayam biir mairie bi ba léegi damay laaj sama deuxième question Combé nan la jàngatee kii parti AFCD nu mu ñëwee bon c'est la première parti bu bees la ñëw yëngal Rosso yëngal parti au pouvoir bon nan la jàngatee loolu. jërëjëf Serigne Babacar dégg naa question directe yu mu posé bu njëkk bi mooy luy sama taxawaay ci biir mairie bi déjà ñun demuñu assemblée kon sama taxawaay ci mairie bi mooy li ma waroon taxaw assemblée wala li suñu naataango yi waroon taxaw assemblée wax foofu noonu lay taxawee ci mairie bi nekkal au niveau de la mairie seen avocat parce que problème mu UPR Rosso mooy problème mu AFCD problème AFCD ak UPR mooy problème 21 partis nga xam ne ñoom ñëpp Rosso moo leen soxaloon kooku mooy bu njëkk bi li tax AFCD nag fës naa leen ko wax AFCD dafa nekk parti bi nga xam ni ay xale ñoo ko sumb soo xoolee man ci ñi gën a mag ci parti bi la bokk soo ko xoolee ci ñi gën a mag ci parti bi ci la bokk soo xoolee ñu nekk ci parti bi yépp maa ci gën a néew ay diplôme sax soo ko xoolee y a que des ingénieurs des professeurs et des ingénieurs yi nga xam ni Rosso soxla na leen ay ingénieurs en pont et chaussée ay ingénieurs en hydraulique ay ingénieurs ay professeurs en médecine mais yaakaar naa du ay chômeur de. soo xoolee Mauritanie ay chômeurs ñoo fi ëpp. waaw loolu moom am na moom. soo xoolee ay chômeurs ñoo fi ëpp parce que soo mënee jël par exemple un commerçant buy jaay fëgg jaay muy am 400 000 ouguiya par mois nga jël un docteur en médecine wala un enseignant à l'université di ko fay 300 wala 350 000 ben c'est un problème c'est normal donc moi je l'appelle c'est des chômeurs ambulants qui sont là lu tax tey les docteurs liggéey privé moo leen gënal ak liggéey dans le public parce qu'il y a rien dans le public. Ok très bien Oumar ñu dem pour notre deuxième question directe.
man la Baba Thiam dëkk fii ci Rosso dañuy laajte ndaxte Grand Thiombe dafa ñëwoon fii ci élection yi pour la première fois mu présenté wu ci élection municipale fii ci Rosso yëngal bu baax parti au pouvoir léegi nag suñu laaj moom mooy ndax Thiombe day continuer ci base yooyu ci wàllu politique wala fa lay yem ci biir waaw loolu daa mooy suñu question. jërëjëf ci laajte bi daw na yaram est-ce que damay continuer ci base yooyu waaw damay continuer ci base yooyu parce que loolu moo ma tax a jóg. ba doo transhumance moom dafa yomb léegi trop ci politiciens yi. na topp ñeneen phénomène la en Afrique. xam nga man nga baal ma Babacar su fekkoon ni damay transhumer 2004 ba léegi nekkoon naa fi directeur nekkoon naa fi ministre bu fekkoon ni damay transhumer yow gis nañ fi ñi fi nekk directeur matuñ sax dee bay nekk directeur. déet waay maa la wax loolu. am na ñi nga xam ne directeur bi dee matuñu M bay nekk ministre. non matuñu M sax parce que bu ñu la xasee ba nommé ministre sax xëy na am nga M bi mais mii rek ngay doon wala mini. doo egg sa triste bi du yegg parce que moom moo ni dal moo tax ñuy am waaye problème bi nekkul foofu man comme ni mu la koy waxee woon du ma koy transhumer parce que kenn yaruma may transhumer waaye dafa am loo xam ni foog mu leer dafa am loo xam ni foog mu leer. loolu lan la. waaw kay bay man du ma transhumer mais dafa am li nga xam ne objectif la te waa Rosso ñoo ciy décider man tey jii sama objectif mooy lan Rosso ne retrouver ce qu'il a perdu depuis les temps coloniaux xam nga ñun dañu nekkoon fii ci Rosso nga baal ma xëy na su ma nee ñu bare fi maa leen mag fekke naa lu bare ndax ku juddu ñeenti at après indépendance wala juróomi at fekke na lu bare man fekke naa Rosso bu muy am cirque fekke naa fii des sociétés telles que Devé des Chemins Morel et Prom beaucoup de sociétés yi nga xam ne dafa daan tax ñun ñuy dund mu am ay cirque mu am ay parc Rosso yëpp dafa réer amatul dafa mel na sax éducation xale amatul xoolal dëkk ba dañ tey Rosso amul fa xale mën demee parc yoo rek la ñuy am ak feebar loolu yëpp su fekkee bëgg nañ ko delloo si ñu am sens tey parti au pouvoir delloo si lu ko fi ba pare soxlu may transhumer damay def retraite politique ma jox xale yi ñu indi yeneen xale yi émergents bàyyi leen ñu doxal bàyyi leen ñoom ñu doxal retraite politique loolu lay wut man li may wut lan la mooy Rosso na développé lu haalpulaar mbiyat bamtaare looñol ngol bamtaare leydi ndi ko ɗum min jiloto inchallah. Très bien docteur Moussa Keita question boobu defe naa ni tontu bi leer na léegi dañuy dem ci benn surprise boo xam naa ni surprise bu lay neex la alors ñu dem donc le Foutanké ñu dem ci sunu témoignage du jour. kontaan naa Bakar naam mu yónnee ndaw dima laaj sama affaire xabaaru Thiombe ki dem ci affaire am lu ma ko mën témoignage bari na lool maa ko jur waaye macha allah bu mu juddoo rek fer soow la fer gàcce amul wax dëgg yàlla lu mu dul def ci kër gi amul lu mu dul kii bëgg na baayam bëgg na ay frère am bëgg na ay magam ñëpp la yemal bu duggee ci kër kenn du ñett mi ngee foo mi ngee ree même bu la fekkoon nga mer sax dangay sa kii expressif dafay dem sa kii dafay dellu si yow danga nekk di kaf di ree di kii amul nag du ci kër gi fii du ci feneen donc mënuma lu ñaanal ko fan bu gudd ak wér gu yaram li mu mën ren li mu jàpp yar ak teggin ak kaf ak ree ba am def lu mu def ren ba yàlla may ko ci lu mu ci am yal na am lu ko ëpp yal na ko yàlla sàmmal ko ay magam ak rakkam sàmmal ko mboolem jullit yaa Faatiha salaatul Faatiha naka yàlla jàpp ñi koy jàppale leen maa ngi leen gërëm di leen sant jërëjëf loolu laa am lu ma doon wax si moom mu ko juree ba léegi amuma benn problème moom amula kenn problème sax xaar ma yàlla man nag bu ma ko jur xam naa lu bari lu ma jox daañu ne xëy na dama wax rek ko en tant que yaay ak doom waaye wallahi li may wax billaahi dëggal du dëggu la ñëpp bu fekkoon lu ñuy seede li ngeen wax ne seede bu rëy ay témoignage ñeneen wax ak yooyu bon du yem moom ay bon dañoo ne ay fan di wax ci ay kilim kenn mënu ko jeexal jërëjëf maa ngi sant yàlla yéen toog Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif yërëm nañu bëgg nañu topp na ay rakkam topp na ay magam topp na képp kuy waajur bon na jërëjëf yal na ko yàlla fay.
Thiombe. oui aywa kii c'est la maman. kii nag moom mooy sama yaay. surtout Répal Balla Ndiaye Balla ma doon tuut ku mënul baaw lu yàqu yow waaw kooku moom la may mère. warul woon def témoignage yi ci man ndax metti na ma loolu parce que nit ki lépp lu mu defal yaayam wala waajuram en général dafa nekk li nga xam ni lu normal la. c'est un devoir. c'est un devoir donc pour man daal témoignage bi warul woon ci moom man maa war a def ay témoignage ci moom ndax moom yaayu ñëpp la waaw yaayu ñëpp la te yaayu ñëpp rek laa la mën a wax yaayu Mauritanie yëpp la képp ka nga xam ni kii mos nga séjourné Rosso entre 1960 bi léegi war na xam li may wax dëgg la ñu bari ñu ngi may déglu. dégg naa boolu kër gi moom. waaw des fois da ngeen di wàcc école ñu xëcc kër suspendre leen yóbbu leen toggal leen som bi bàyyi ñeneen ñi añ. waaw boolu kër ga daan na xumb te marmite bañ daan toggee boobu ba léegi ma nga ca kër ga 22 wala 23 kilos la woon dañ daan toog ba gan yi jógee boobu temps xam nga waalo du woon waalo bi nga xam rek Mali ba Fuuta la woon donc da ngay saa rek fukki nit ñëw suñu kër toog wàccee seen ay gaalu këriñ di jaay wala seen ay affaire di jaay. est-ce que tey jii loolu du un message fort boo xam ne Mauritaniens yi wala benn couche boo xam ne war nañu arrêter que quelqu'un nekk ci benn yoon ñu qualifier que ni que oui tu es malien tu es sénégalais tu es congolais tu es burkinabé alors que la Mauritanie est un pays boo xam ni li ko ëmb dafa bare ci wàllu culture ci wàllu aada ak cosaan. gis nga sëñ Babacar. dafa loolu bu njëkk amul woon mais si génération bi nga koy. dëgg la loolu laal bëggoon wax man soo xoolee léegi ñi ma doon foowal temps bi ma nekkee xale ay naar yu xees rek la ñoom Salah Dinul Mohamed mi ngi fi tey ba tey ay xarit lañu ak ñeneen mais dafa mel ne léegi culture bi dafa changé léegi boo demee indi sa xaritu naar kër ga sax ñu xoolaat la ñun la foo jëlee bii xaritu naar vice versa. parce que ñi duñuy ragalante. ñëpp ragalante warul doxee noonu parce que loolu c'est pas bon pour un pays. waaye nag naa la wax li ko sumb lan la. lan la li ko sumb dinaa la ko wax nga xam. loolu c'est important pour tout le monde d'ailleurs. très bien c'est important je parle en tant que sociologue. L'arabisation forcenée avec la naissance du bassisme du nasserisme commencé di génne ay groupes sectaires le nationalisme pulaar et après 1986 tout ça flamme yooyu yëpp ñëw boole ci événement 89 ñëpp tas léegi ku nekk da nga ragal sa morom tukulóor dafa féete boor wolof féete boor da ngay créer sax sa ëtt di làkk wolof ñu ne la pourquoi ngay làkk wolof mi neen xaal pour la rebe woon ko miñ foti dañde heen wolof de yàlla ko barkeel moom langue bi moom ñëpp koy wax force kenn mënu ci dara. waaw kooku nag waxante ko wolof man du ma wolof. waaw doo wolof mais yaa ngi nii tey jii yaa ma gën dégg wolof. waaw non waxin la rek waaye man bu la neexee sama culture wolof la. ndax sama yaay wolof la. waaye yaayam pulaar la. raxkee laa daal. waaw man dama lamb A lamb B lamb C. fu nekk rax na bu la neexee aussi ni naar la. waaw. voilà très bien alors léegi. ñu dem ci question quiz ñaari personnalité nga am mën na nekk des personnalités africaines mën na nekk des personnalités donc yoo xam ni ci biir réew mi la ñu nekk alors ñaar ci 30 secondes ñu wan la ko duñu koy flouter après nga wax nu kan moo làqatu ci gannaaw photo bi alors du ñuy ànd ak sunu réalisateur le Foutanké Oumar Diop mu jox nu sunu première question quiz. alors kii kan la. kii Thomas Sankara la may ñëw waaye bët yi neexul de. Thomas Sankara. xaw ma moom la maa ñëw waaye bët yi neexul. Thomas Sankara donc ñu dem ñu xool ñaata seconde moo ñuy dese. moom de laa fi bu ma daanoon naa daanu rek waaye moom laa fi. voilà Thomas Sankara alors ban jàngat nga mën a wax ci moom ci 30 secondes ñu dem ci beneen bi. gis nga man ñu bari sax dañuy wax di gumbala waaye Thomas Sankara dafa nekk ki nga xam ne kii personnalité am jéggi na dayu Thomas Sankara nu mu ma neexee Che Guevara nu mu ma neexee Sékou Touré nu mu ma neexee bien vrai que ni dictateur la woon. amul benn africain bu ma neexee woon na Thomas Sankara parce que dafa taxaw xeexal Burkina Faso ba pare bëggoon ñu consommer local xeex boobu tax nag ba ñu jëlee ko fi te xëy na sax loolu li ñu ko fi jëlee moo tax dafa propulser Burkina Faso. très bien ñu dem Oumar ci sunu deuxième question quiz. war naa gis may dina
non non bul yóbbu. kii kan la kilifa gu mag la woon moom tamit def lu bëri ci réewum Afrique ak ci réewu arab yi finalement ni mu jeexalee baaxul. Kadhafi on verra dans une seconde voilà le guide libyen. waaw Mouammar al Kadhafi moom tamit ban jàngat. Mouammar al Kadhafi personnellement dama ko xam bu baax a baax ndax koo xam ne jox na la loxo maanaam war nga ko xam ndax année man j'étais un scout et guide de Mauritanie actuellement je suis commissaire adjoint au scout et guide de Mauritanie ci association boobu ñu tuddee xale scout yi. donc ba ma demee Libye moom laa fa fekkoon mu taxaw toppatoo ñu jox ñu suñu ay wàccuwaay ba pare def ay wareef yi nga xam ni du président bu nekk moo koy defal doomu Afrique. respecté groupe mauritanien bi ñëwoon bi je me rappelle à l'époque j'étais le cuisinier de l'équipe de la Mauritanie. ah bon da ngay togg. waaw ay naa ci togg nag boo ko xamul ci sama ay prérogatives la bokk toggkat la bu la neexee ngeen ni cuisinier professionnel la. ah ça c'est important ça c'est beneen facette la bu feeñ ci docteur Moussa Keita Thiombe comme ni may wax rek xeltu moom fii la lépp di feeñee. alors docteur ñu dugg ci benn poñ ci ay quelques 2 minutes avant ñuy jeexal émission bi parce que je pense que ni émission bi jeex na tàkk mooy su wàllu santé. docteur lu ñuy wax docteur Moussa Keita sociologue nga yaa ngi yëngatu ci lu bëri ci wàllu wér-gu-yaram alors am nga lu bëri loo xam ne xeex nga ko ci gëstu bi nga xam ne gëstu nga ko ci wàllu paludisme ak ci wàllu sida ci wàllu tuberculose ak yeneen mbir yoo xam ne def nga ko alors tey jii gis nañu ni le palu wala sax mënu ko wax dengue bi nga xam ne tey jii mi ngi lëmbe réewu Mauritanie ak même au-delà de réewu Mauritanie gis nañ ko dégg nañ ko tey jii au Sénégal ñoo ngi ko dégg Mali alors ban conseil nga jox en tant que docteur. oui balaa may dugg ci domaine ba nga xam ne sax xëy na du sama domaine bu vrai ndax man sama domaine dëgg sociologue rural la. mais ba ma duggee ci sociologie rurale bay waaj soutenir sama thèse ci la ma Suisse yi copté nii leen li Oli Sall doon wax sànq ci centre suisse de recherche scientifique basé en Côte d'Ivoire moo am benn projet bu ñu fi teg te projet boobu ko doon jiitam. moo doon professeur Lo Baydi Boubou bu nekkoon directeur institut national de recherche en santé publique mu def nag ci man li nga xam ni lu bare la ci xam-xam en tant que intellectuel te loolu moo taxoon mu jël prix ba à Genève du ku ndaw macha allah d'ailleurs prix bi maa nga aéroport bi muy ñëw jërëjëf di liggéey ak ñi nga xam ni à l'époque Zahra Fall docteur Zahra Fall docteur Mariam Kébé ñi ñëpp ñoo nekkoon ci équipe bi ñu nag gëstu ci wàllu sida man j'étais spécialiste des problèmes de comportement le comportement des jeunes vis-à-vis de certaines maladies nan la ñuy moytoo nan la ñuy def ba moytoo yenn feebar yi ñuy moytoo lu tax ñuy am feebar bi suñu gisee ko am feebar ñu xool est-ce que am na corrélation entre feebar bi ak comportement am yooyu lañ doon jóg te def nañ fi ay enquêtes yi nga xam ni dafa am prix Madagascar sur le VIH sur au niveau des personnes mobiles tels que les chauffeurs tels que jigéen yi nga xam ne yooyu moom ñu woon seen bopp ak yoo xam ne yu bari kenn mënu ko wax fii ci kaw ñooñu jàng nañu lu bari ci Mauritanie ci ñu def ko ci ay documents mën nga ko gis ci internet wala yenn documents yi soo bëggoon jox la nga xool liggéey nañ ci lu bari ak tuberculose am na benn jeune bu ñuy wax Moustapha Ould Taleb ci biir projet bi la defee doctorat am sur la tuberculose man tam ma bind li nga xam ne moom la ñuy wax PAMS Partnership Action for Mitigation Syndrome c'est un partenariat pour atténuer les syndromes du changement global naka la ñuy def ba xeex tuberculose ndax tuberculose dafa nekk feebar ba nga xam ni mooy feebaru saqat te nit ki buy saqat di génne ay deret te ba nga xam dafa law ci réew mi koo xool fukki Mauritanien yoo gis juróom benn am nañu li ñuy wax TPM mooy maanaam feebar baa ngi fi mais day nelaw tuuti lu ko yee loolu moom musiba la di musiba naaru laay la te suñu réew mi salté boo xam ni waaw mara day taali surtout foo jot saw foo jot jonkan mara day taali te xam nga lii te ngelaw li am bërki démb li yëkkati lépp sotti ko ñëpp kenn ku nekk nooyi ko mara day taali jërëjëf sëñ Babacar te xam nga lu tax affaire bi gën a garaaw mooy soo ko seetee paludisme tuberculose garab yi dañ koy maye doo jënd garab yi dañ la koy may nga ñëw mais dafa am benn phase bu ñuy wax phase active ak phase inactive su passé 45 jours yi ngay jël garab bi nga bàyyi ci benn jour wala ñaar affaire bi dem bay waaju weer nga bàyyi garab bi mu dalaat la
loolu ñuy wax récidive moo gën a garaaw encore moo gën a garaaw tuberculose bi na nga ko amee te yaa gën a gaaw wàlle ki nga xam ne dafa ko amoon pour la première fois. Très bien alors docteur def naa ne émission bi jeex na takk alors tey jii ma am mbégte am contenté jàkkaarloo ak yow ci li nga xam ne leeral nga yëpp ci maanaam xeltu ci wàllu politique ci Rosso ci wàllu wér-gu-yaram mais dama bëggoon nga lancer un message fort aux Rossois et aussi surtout aux élus ñi nga xam ne tey jii ñoom la Rosso dénk seen baat ngir yàlla Rosso yi ñu bàyyi xiiroo beeg ŋaayoo beeg tamante dëmm bi te fexe ba def lu concret loo xam ne dana mën a fexe ba jénne Rosso ci guta ak kàmb gi nga xam ni dugg na fa parce que frontière boo xam ni lu muy dugal ci alal par jour jéggi na dayo tëli baa ngi nii kenn xamul moo du lan la pont ma nga fay waaj a samp ak yeneen avantage mais Rosso war nañu fexe ba jéem ko doomam Rosso defar ko te bàyyi xiiroo beegaay ban message bu fort ngay lancé tey jii au Rossois. asalaamaaleykum waa Rosso maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax ni sama jeexalukaay émission bi sama kàddu yu mujj mooy na ñëpp takku jàppandoo loxoog loxo li arab di wax yeden bil yed ñu xeex sans am arrière pensée ci UPR wala AFCD wala leneen parti amatul lu am mooy jëme Rosso kanam ñu taxaw xeex ba lépp li nga xam ne mooy doomu jàngoro fii ci Rosso surtout pali bi nga xam ne moo fi lëmbe ñu xeex ka ba setale ñu taxaw ci yës wa ñu am xaalis yës wa ñu ñàkk xaalis yës wa ñu jox mairie bi xaalis yës wa ñu bañ ko jox xaalis ñun ñëpp ñu taxaw génni defar suñu dëkk ndax Rosso mooy suñu tiitar te bu Rosso jëmee kanam Mauritanie jëm kanam te di leen xamal ni man duma leen mës a bàyyi ndax sama dugg démb ndax mooy sama yaakaaru ëllëg te bu leen xam nag maa ngi ñëw ci diir ndax mun na am damay laaj réew mi. déet waay mun na nekk ma laaj réew mi ban doomu wolof moom mos taxaw fii un jour yëg ci loo xam ne day laaj réew mi. waaw mosul am de. waaw wala ban beneen parti moo fi ñeme léegi soo xoolee parti yi fii tey bu dul AFCD ban parti moo fi mën taxaw yëg ci loo xam ne day wuti réew mi. ah day na waar. bariwul parce que koo wax ñun ñi sax duñu ne topp ñuy wax révélation boobu xeltu nga ko defee. waaw xeltu laa ko defee mais su ma ñëwee damay dugg mun naa am du ma dugg mun naa am sama naatongo benn day dugg am naa benn xarit bu ñuy wax Dame Fall xëy na day dugg am naa benn xarit bu ñuy wax Oumar Niang xëy na day dugg mais il faut que ñu def suñu loxo si biir. très bien alors professeur dafa am lenn tamit voilà docteur du moins docteur Moussa Keita dafa am benn laaj bi ma lay laaj ci biir élection yi bi ngeen demee ci premier tour bi ba premier tour bi jeex am na ay mbir yu fa amoon am na benn nouvelle bu fi jóg ñu ni APP ak UPR ñoo dem jële leen après ak Wiyam ñu delloo si waat la et puis am na sax dégg naa ñu ni ñëw nañu seet si la ni la pour nga retiré wu nga bàyyi leen ñu dem parce que le parti au pouvoir avait peur de Tchombe. Je pense que le parti au pouvoir n'avait pas peur de Tchombe, il avait peur de l'AFCD. Parce que AFCD, ce n'est pas seulement Tchombe, c'est beaucoup de gens qui sont derrière. Mais le problème, c'est qu'ils avaient peur de la mobilisation de tous les Rossois. Lu tax gars yi ñëw gis ma di ma wax ni nga écarté wu. naa écarté wu juste parce que dañuy ragaloon ñu bare Wiyam la ñu bëggoon mu yéeg ndax Wiyam moo gënoon jege état que ñun. c'est tout donc souhaité wuñu soo xoolee rek avant que la CENI ne proclame les résultats officiels je ne sais pas par quel génie à la radio de Rosso ils ont proclamé des résultats que eux-mêmes ils ont concocté de leur propre gré. parce que man premier résultat yi ma joxe dañu wax ni dem nañu ba 65%. après ñu dellu ñi ngi wax préfet bi moo ko joxe ñii di wax jànka ñii di wax nañu daal tur yu bare. na topp nag ñay wax. voilà très bien docteur Keita ma lay gërëm di la sant di la remercier bu baax a baax. jërëjëf ci accepté bi nga xam ne accepté nga ko ñëw tey jii si xeltu leeral lu bëri. ñoo ko bokk defe naa ni tamit dem dellu soit lay doon. amul benn ndaxte xeltu moom fii la lépp di leere comme ni mu ko waxee. alors mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu docteur Moussa Keita ñu gën ko xam ci Tchombe la ñu daloon tey jii si seen émission si 152e numéro defe naa ni tey jii lu bëri leer na fi ñu leen di jox daje incha allah
naka talaata bi ñu ñëw daanu fi dalal beneen kàngam ci réew Mauritanie ndaxte xeltu loolu rek lay gëstu seet fan la réew mi mën a yëngatu ko wala fan la mën a jóge ngir lépp mën a jaar ci yoon yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen digganu ci géej xewal di gërëm di sant bu baax a baax ki nga xam ne mooy Moussa Kane ci wàllu montage bi Oumar Diop le Foutanké ci wàllu réalisation bi ba incha allah mardi bi di ñëw yàlla def jàmm ci réew mi. amiin.